asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñu suivre seen chaîne YouTube bu Reubeuss TV gis nañu jóge nañ ci Korité bi ci fan yi di nuyu waa Sénégal yëpp di leen baal àq di leen baalu àq tey nag ñëwaat nañ fii si suñu deuxième rubrique ak émission ànd ak docteur Abdou Khadre Gaye nekk président EMAD ñëw nañ fi pour une première waxtaan lu jëm ci héros yi nga xam ne Sénégal am nañ ko def ci waxtaan bu yaatu. tey nag ñëwaat nañu fii ak ñoom waxtaan di jëm ci EMAD xeex bu mu taxawal pour jàpp ci combat bi muy Covid 19 nga xam ne jamono ji touché na aduna bi yëpp mu nekk combat boo xam ne ku ne fi nga ne yaa ngi xool ni ngay participer comme ni ko le chef de l'État waxee nee na on va essayer de vivre avec le virus te bu baax am na yoo xam ne askan wi ñoo ci war a taxaw ay nit yoo xam ne tamit ay bonne volonté taxaw ci ONG EMAD nag def na ci wàllam bu rëy. tey dañuy waxtaan ak Abdou Khadre Gaye mais waaye tamit fekk nañ fi communauté guinéenne bi nekk fii ñu toog nii dañ waxtaan ak ñoom seen appui bi ñu indi pour jàppale xeex bi monsieur Gaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen wax rek une deuxième fois sama mbégte ci recevoir leen waxtaan ak yéen ma amoon samay mbokk samay coloré muy waa communauté guinéenne bi nga xamante ne ñu naax ñoom benn lañu parce que frontière yi rek moo ñu diviser wante benn lañu te malgré frontière yi itam benn googu dafa yàgg ñu ñëwoon ziyaare ma ñuy waxtaan ci développement bi nga xamante ne ñoo ko seq moo tax ma ne nañ bokk ak ñoom waxtaan bi. xeex bi nga xamante ne moom la ñuy xeex coronavirus nag tàmbali nañ ko ci programme bu ñu tuddee ànd aar aaru plan international moo ko financé mu concerné juróom benn fukki quartier ci Ndakaaru yu ñu war a liggéeyal ay quartiers yi nekk fii ci Dakar Plateau ci Médina Grand Dakar ba Guédiawaye ba Pikine loolu nag damay proposer incha allah. ñu def benn émission ba nga xamante ne dinañu oo grand Serigne de Dakar Abdoulaye Diop Makhtar mu toog ndaxte dafa am rôle bu rëy bi muy joué ci programme bi ndax fukki penc yi ak ñaar yi Ndakaaru dañ ci bokk tànk itam bokk ci soo déggee tànk mooy Ngor Wakaam ak Yoof Yëmbal bokk ci Mbaaw bokk ci te communauté lébu boobu yëpp mooy seen kilifa ñu gis ne kàddoom dina àgg fu suñu bos dul àgg moom it mu nangu ko dugal loxoom ci biir parce que moom émadien la ñu tànn parrain ak marraine parrain bi nekk l'honorable député Guirassy mu nangu ko ànd ak ñun ci liggéey bi def ci dooleem def ci alalam moom itam ñu am ko marraine le maire de la ville de Dakar donc loolu nañ ko def jataay ba nga xamante ne grand Serigne day toog parrain bi toog marraine bi sax su ko jotoon mais mu ñëw toog ñu waxtaan ko waxtaan bu yaatu mais comme que tey da ngeen fi fekk sama mbokk yi ñu may ziar si ñoom it ñu am cër ci programme bi ndax mënuñu ko def sans ñoom la communauté guinéenne est là à Dakar au Sénégal lépp lu ñuy xeex dañu war ànd ak xeex ko. comme ñoom it lépp lu ñuy xeex ci Guinée ñu ànd ak ñoom xeex ko loolu waxtaan nañ ci laata ngeen di ñëw moo tax ma proposé woon tey ñu tàllal micro bi Souleymane xëy na dina mën waxtaan ak yéen ci ni ñu organisé woo ñoom communauté boobu fii ci Ndakaaru fii ci Sénégal mais dinañu wax yéen itam ci benn fait ba nga xamante ne def nañ ko man ma rafetlu ko ndax dañ ma oo ma ànd ceex ñoom. ñu dem ministère de la santé ministre bi recevoir leen ak ay équipe am ñu remettre un don d'une valeur de 10 millions de francs keroog j'étais comblé j'étais satisfait et je leur ai dit le symbole que représente cet acte là man gëm naa ne tey président de la république balaa muy tëdd dina ko yëg te su ko yëgee dina ci réagir
parce que dañu war consolider suñu diggante ñun réewu Afrique yi fàttali naa la ci émission bi ñuy def keroog qu'en 89 am na coow lu am entre la communauté sénégalaise et la communauté mauritanienne ñu ñaawlu ko mu bàyyi ay njeexit ba tey erreur boobu amoon ca at booba ba loolu am dafa war am retour d'expérience ana ban sàggante la ñu sàggan ana ban seetaan la ñu seetaan ba suñu communauté yi war defar suñu développement lii xew seen diggante naka la ñuy def ba doot fi amati liggéey bi ak kóllëre bii ñu séq pour gàttal lu mel noonu ci la bokk. loolu am na ci yeneen réew ci Afrique yàggul dara gis nañu Afrique du Sud mu am benn xeex bu am diggante communauté yi ñu ñaawlu ko partout en Afrique partout dans le monde. Union africaine bon bi ñuy wax lu ko mën a indi mooy l'union des peuples africains d'abord loolu nag histoire la loolu cosaan la loolu cëslaay la bu dañ ko war a sàmm ngir suñu diggante rafet moo tax tey daal damay bàyyi kàddu gi ak Souleymane Bari mu waxtaanal leen. te yaakaar naa Sénégal ak Guinée benn la da mel ni Afrique de l'Ouest yëpp sax benn la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ndax lu dal Guinée métti waa Sénégal lu dal Côte d'Ivoire métti waa Sénégal mais lu dal tamit Sénégal métti ñoom yëpp ñu leen wër muy Mali di Mauritanie di Guinée Conakry Guinée Bissau kon dañuy dalal Souleymane Bari nekk président association sénégalais et des ressortissants de la moyenne Guinée au Sénégal am na nag tamit ñu mu àndal ku ci mel ni El Hadji Siré Labo nekk chargé de communication ànd na aussi ak Ibrahima Diallo di Air Afrique moom nag moo nekk chargé de relations extérieures mais dañuy bàyyi monsieur Bari mu nuyoo wax lan moo leen indi seen collaboration ak EMAD moom tamit mu wax yan matuwaay la indi pour jàppale xeex bi di Covid-19 Souleymane Bari ñu ngi lay ziar. Merci jërëjëf alhamdulilah rabbil alamin gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi te ñu nekk ci weeru koor bi ba mu jeex ñu julli ci jàmm alhamdulilah gannaaw loolu xanaa sant suñu président EMAD ak sama ñaari kilifa yi ma àndal ak kilifa communauté guinéenne yëpp ak kilifa communauté sénégalais ak suñu kilifa aada yi ak kilifa diine yi lu may wax mooy maa ngi rafetlu bu baax diggante ñun communauté guinéenne ak association EMAD boo gisee lu mu expliqué sànq man fii laa ko jëlee parce que lépp lu fi xew def may woo ma ñëw bokk ci jotaay bi bu ma woowee première fois deuxième fois ba troisième fois ñëw nañu fii daje ci waxtaan ci xeex pour coronavirus bi ba dernier jour bi ma fi mujj a ñëw yaakaar naa médecin chef district Dakar Plateau bi moo fi ñëwoon ci loolu laa jël initiative ma ne normalement communauté bi war nañ ci jóg def ci dara ci laa ñëw gise ak membre association bi ak staff bi ñu waxtaan après gise ak communauté bi wax leen ci diir moment bu gàtt ci minimum 2 semaines yàlla dimbali ñu am comme président bi wax valeur 10 millions bu óolu loolu lañ def ci dimbal bi mais ëppoon nañ lu tax mu ëpp 10 millions moom la association bi dégagé pour fruit bi ñu ci defoon ak kit sanitaire bi ak espèce bi mais ci loolu ci kit sanitaire bi amoon na su ñeneen nit ñoo xam ne jëloon nañ ci ay valeur 500 000 yokku ci valeur fruit bi amoon nañ ci aussi je crois que xawma lu am nañ wax 380 000 ñu bokk ci boole ci loolu bokkul ci financement buñ ci defoon ci loolu yépp buñ ko defee dañoo dem ànd ak président Abdul Khadir Jaylani pour présenter lu ñu am
lu tax ñu jëf ko ñaari mbir la ba ñetti mbir. benn bi mooy moom def ñu woon na ko ñun ñoo bokk lépp. ñaareel bi aussi comme ni ñu ko waxee def ñu boole ci 13e penc ñu nekk ci ñu xam ne que ñun ak communauté lépp ñun ñoo bokk mbir yi. ñetteel bi aussi que conseil yu muy joxe ba ma jël conseil bi fii ba nga ma xam ne que lii war nañ ko war a def ba ñu def ko moom moo taxoon ñu ànd jour boobu pour présenter loolu ñu communauté bi def pour jàppale xeex bi. ñun nag man dañ ma jiital mais du ma nit ki nga xam ne que damay mën a wax yaa gaa kii nuñ koy waxee du chaque fois laay jël parole du ma nitu parole du ma nitu waxukat yi donc damay xalaat rek walla di digale walla di def. donc waaye comme maa ngi ànd ak fii sama yeneen nit ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñoom it dinañ ci gën a dolliwaat ci li ma wax pour ñu gan ko comprendre parce que affaire yi benn nit rek manu ko ñëpp ma kenn ku nekk da ngay def li nga man diriger lañ ma ci jox loolu laa ciy def ñeneen yi wax lañu ciy def ñeneen yi liggéey lañ ciy def ñeneen yi finance lañ ciy def. donc léegi boo ma permettre gannaaw suñu chargé de communication bi mu ngi fi moom mu mun nañ ci dollil tuuti kàddu rek bu ko defee ñu jàll ci leneen incha allah boo ci amee aussi question man nga ma ko laaj amul problème. man li ma bëggoon laaj rek seen collaboration ak EMAD nu mu demee. waaw c'est comme collaboration ci lépp li ngay xalaat rek ci lu baax. benn bi mooy ñun ñoo nekk Dakar Plateau man ma dëkk Dakar Plateau moom mu nekk waa Dakar Plateau. deuxièmement aussi que moom mu yàgg dox dañoo yàgg dox diggante Koloré suñu communauté ak communauté lébu ba am na ci ñun ñoo xam ne moom suñuy parents ak seen parents ñoo yàgg ànd ba ñëw léegi nekk ñun tam ñu remplacer leen am nañu ci gaañu am nañu ci ñibbi am ñu fi nekk ñoo xam ne léegi ñu ngi ci seen kër mais ñun ci relais boobu lañ jàpp ba nga xam ne que instant yi nii ci loolu lañ nekk di dox. ak dañ gis ne que EMAD lu muy def ñun loolu moo ñu kii mooy social dimbal ñun lépp loo xam ne que pour dimbalante jàppalante ci loolu la ñuy dox. gis nañ ne EMAD loolu mooy liggéeyam loolu moo tax ñu nekk ci collaboration di bokk di liggéey ñu ngi tey ñëwuñu woon fii xalaatuñu woon yéen da ngeen di ñëw fekk ñu fii mais ñun dañoo ñëwoon pour di ko nuyu si korité bi baalante ak ba pare aussi di ko gërëm ci ay conseil ay liggéey bu ñu def parce que def nañ ci liggéey yu bari yoo xam ne du lépp la ñu mën a wax fii xëy na loolu dina feeñ feneen incha allah après. ñu déglu El Hadji Siré Labo nekk chargé de communication bi moom tamit mu sànni ci ay kàddoom wax ñu tey ñoom nan la ñu def war a def communiquer ak guinéens yi nekk fii ci Sénégal ak seen implication dañ koy nuyu ziar ko bisimilah. Rebeuss TV nuyu nan leen. gërëm nañ leen ci liggéey bi ngeen di def ñu ngi leen di ziar di leen sant di leen yokkal walla di leen ñaan ngeen yokk seen taxawaay ci wetu mbooloo mi ndaxte fi mu nekk nii yenn génn ci seen liggéeykaay béréb liggéeykaay dem ci wàllu mbooloo mi katara bi kilifa yi ngeen laajte lan moo xew kilifa yi lu ñu bëgg kilifa yi nu ñuy doxale su ngeen ñu fi fekkee tey ci siège EMAD ak président EMAD bi ci boppam ñun ñu gunge président association des Sénégalais et ressortissants d'origine guinéenne ñu ñëw ziar ko di ko gërëm ci sant ci wàll bi muy def ak ñu baalante ak ci koor gi
alhamdulillahi rabbil alamin sant yàlla rek la man kaddu yu may sànn fii xanaa di rafetulu EMAD lu muy def di rafetulu ASORMOG lu muy def di rafetulu seen diggante en kii am mbooloom lébu muy jiitu gërëm léb yëpp nangu ko jiital di ko jàppale di ko gunge ci njiitu bu mu jiitu kii tamit gërëm ko sant ñi ko dénk taxawaay bu mu taxaw di ko gunge di ko jàppale ba mu mën a def lu muy def ba àdduna bi yëpp katara bi réew Sénégal bi yëpp gis ko xëy na am ñu bari ñu ci njëriñoo ndaxte bu ñu nee lii ndimbal la ndimbal mi dem na ci lekk dem na ci matériel dem na ci xaalis yàlla mën na def kenn ku nekk su dul loolu ñi bari njëriñoo ko soo loolu dañ ko koy rafetul dañ leen di gërëm dañ leen di jaajëfal surtout ñi ko jàppale ñi leen gunge ci loolu ñoom la ñuy jaajëfal ñoom itamit kenn ku nekk ñu sant ko ci tuuram ak santam di leen gërëm di leen ñaan ñu jàppale leen ndaxte boo jiitee mbooloo am lu xew nga woo sa mbooloo mi ñu gunge la ngeen taxaw ci taxawaay bu baax taxawaay bi ba état bi gis taxawaay bi loolu lu gën a rafet la ci ànd su ngeen àndee ak nit ku mel noonu ngeen jox ko fukk yàlla def mu jottali fukk yooyu ngeen ko jox loolu yaakaar naa ne coloré la kii cotisation buñ ko defal lu mot 10 millions la mot na ko waaye mën naa wax ne moom ci boppam def na ci xaalis bu bari ndaxte 10 millions la ñu xaymal waaye xam naa ne li fa nekk ëpp na 10 millions ndaxte man mi bokk naa ci ñi jënd bokk naa ci ñi dajale bokk naa ci ñi suivre programme bi donc sama wax bi du ci bari rafetul jaajëf leen yéen mi waa Reubeuss TV xanaa di gërëm suñu njiitu yi ak suñu kilifa yi jaajëfal suñu président yi ci dëgg mbooloom lébu mbooloom Sénégal ak mbooloo waa Guinée ak ñu jóge Guinée ñëw juddoo fii yéen yëpp gërëm nañ leen sant nañ leen di leen ñaanal yàlla jàmm ci réew mi ak jàmm ci seen bopp ak seen famille alhamdulillahi rabbil alamin yàlla nañu fekkee déwén ay déwén yu bari yàlla na yàlla jéggal suñu bàkkaar yi nangul ñu suñu koor bi allahumma salli ala simada salli ñu ngi fi am tamit ku ñu ne Ibrahima Diallo ñu koy woowee Air Afrique yaakaar naa tur bi rek surnom bi rek ëmb na lu bari ndax Air Afrique moom suñ ko déggee dañuy xalaat ni Afrique yëpp la mbubboo moom nag moom mooy chargé de relations extérieures bu association bi dañ koy jox moom tamit mu sànni ci ay kàddoom remercier ñu mu war a remercier tamit bu baax a baax. asalaamaaleykum waa RTV maanaam Reubeuss TV innovation bu rafet yaakaar naa c'est une télé communautaire boo xam ne mu ngi toppatoo pour jàllale activités yi nekk ci biir Reubeuss ak Dakar Plateau alors comme ni que président EMAD bi waxee ak président ASORMOG bi ak chargé de communication bi tey dañu fi ñëwoon pour ziar président bi ci korité bi alors yàlla def ngeen fekk ñu fi mu nekk lu rafet donc fekk ñu am ay programme yu bari yu ñuy dox mu ñu ci jàppale bu baax donc vraiment di ko gërëm di ko sant di gërëm waa bureau EMAD bi di leen sant di leen gën a dénk suñu association bi effectivement association bi ASORMOG association des Sénégalais originaires et ressortissants de la Moyenne-Guinée au Sénégal nekk ci ay activités sociales yu bëree donc fekk nag ñu répondre si conseil yu président EMAD bi à l'appel du président de la République le président Macky Sall pour lutter contre le virus qui nous est tombé dessus bu communauté bi donc amul lu ma ci wax lu dul wax nañ ko ñoom wax nañ lépp li ñuy wax xanaa rek jël kàddu gi rafetlu donc vraiment merci au président Guèye
Merci à la télé RTV, Rebus TV, pour le travail que vous êtes en train de faire pour faire diffuser les activités que nous sommes en train de mener. Merci beaucoup. Wa Rebus TV aray ko salmingol enen communauté guinéen wonɓe ɗo ɓen fof fuɗɗora kilifaɓe meɗen ɓen ha e sonnaɓe ɓen ha e sukaɓe ɓen ha e miñiraɓe meɗen ɓen aray mi weltanike on fota ko wona seeɗa on anday meɗen arno ɗo ko siège wiyeteɗo EMAD noon ko siège jokkitiɗo tambitagol yimɓe fi wallitade e fi jangugol e fi lekkele e fi piiji kala ko wiyete social menen e maɓɓe meɗen waɗi collaboration meɗen jokki meɗen wallidirde e fi wallitagol communauté sénégalais guinéen on fof ko woni ɗo e Sénégal haray noon min moɓodirno min waɗani en min landi balle communauté on immi dari waɗani en mbuuɗi buyi heede 1,10 million e ko fawi ƴettuɗen 1,10 million sooduɗen piiji nécessaire ji ko wiyete caabune madar kañum e fruit ko wiyete pomme banane mango ha e espèce ƴettuɗen naɓuɗen ɗum hewtunɗe ministre de la santé donc ɓay en hewti ɓe weltori ɗum fota ɓay ɓe weltori ɗum ɓe jarni en ko adna on fof yii en andi nde nawnare ɗo nawnare nde wona nawnare sénégalais tu wona nawnare guinéen tu wona nawnare français wona ko nawnare partout e adna Allah o haray koye wakkilo sensibilise oɗen kala ko yaheten jogoɗen masque meɗen o wattoɗen mo jogoɗen antiseptique toujours watten ko jiifa meɗen ndaren kadi fayɓe meɗen ɓe jogoɗen ɓe wona ko cuuɗi hara ɓe wawali yaltude ɓe ko kene ha ɓe wawa heɓde toon nawnare nden ɓe naada par ce que kala nawnare nden si nde memi goto nde hawrata on ɗon tum kala heɓɗo goto on fanɗi wo yimɓe 50 heɓoto e ɓawo on ɗon haray koye watta yila e muɗum surtout enen communauté on respecten loi on respecten ko halda kon ɓe inni en accu waɗugol haajuji gente ala mariage ala donc moɓodirgol si tawi fure heɓike yo wonɓe nécessaire ɓe yahu yo itte yogaɓe tu yaha wawa notade haray mi toro en minen dañande mi yeehi ko ministre de la santé min hunike labama moƴƴa fotuno ha kono si tawino en jaɓuno respectude ko condition ji ɗi waɗuno ɗen ɗin ɓurayno ɗon kadi fotude ɓurano ɗon kadi welude par ce que ey wawayno jooɗodade e commune e ministre ɓe ɓen yewtiden e maɓɓe expliquanen ɓenen kadi kaaji meɗen e piiji meɗen ɗin kono ɓay tawno jama on no ɗuuɗi ɗum ɗon fof wawano heƴude saabu angal respectugol ko halda kon haray ma respecten piiji ɗin hara wonali ko enen bonni sariyaji waɗaɗi ko leydi ɗo ɗin si sariyaji ɗi waɗama koye respectu sariyaji ɗin wawen yaadude e communauté ɓe tawɗen ɗo ɓen anden enen kadi koye communauté on jeeyaɗen haray min salmini on min weltanike on fota ko wona seeɗa haray yiɗen lansude kadi toujours fi balle ɗen gasali ɗum ɗa en fuɗɗino ino woodi balle ko waɗeten ko duwa yahude ko meɗen hiɗen woodi balle ɗe duwaɗe waɗude kadi ko ɓeyditeten ɗo kadi fi piiji ɗin pop maw yokko ciici olof nga balma ñun communauté bi kenn ku nekk communauté ci localité fi nga nekkoon am na li nga participer foofu pour xeex feebar bi ba association bi aussi woote waat ndax léegi pour ñu defaat ensemble pour ñu def ndimbal pour xeex feebar bi ba tey nii lancé woon na ci aussi pour def ndimbal pour yóbbuwaat xaalis pour jëlaat fii encore leneen beneen alal pour yóbbu Guinée pour dimbali waa Guinée parce que xeex bi fépp la bu fekkee jeex na fi jeexul fale comme ba tey jeexul. Cheikh internaute comme ni ngeen ko gisee waxtaan nañu ak kilifa yi fi toog gis ngeen ne rôle EMAD bu mu joué ci lutte contre le Covid-19 mu nekk loo xam ne lu am solo la ñu ànd ci tamit ak communauté guinéenne bi nekk fii ci Sénégal ndax
ñëpp xam nañu ne fii forte communauté guinéenne am na fi biir Sénégal te macha allah bi ànd ak EMAD. Rebeuss TV nag day collaborer ak EMAD taxaw ci def ci liggéey bu mucc ay parce que ñu ngi def ñoom tamit liggéey boo xam ne bari na jëm ci prévention routière paludisme ak yooyu yëpp programme la yoo xam ne EMAD jot na ko fi teg fii ci Sénégal di ko def jamono ji nag jamono Covid 19 la. dañuy remercier tamit lébu yi nekk fii Sénégal yëpp jël nag nuyoo bi ak remerciement bi teg ko ci loxo grand serigne de Dakar Abdoulaye Matak Diop di ko nuyu bu baax ndax dañ yaakaar naa ne dañuy waxee ndakaaru wax lébu yi ndax ñoo fi yaatal ñëpp tey ba ñëpp mën fi ne dañ leen di remercier bu baax a baax remercier Guinéens yi nekk fii ci Sénégal ak ñi nekk biir Guinée ak fépp ci diaspora bi te yeneen affaire mi ngi ñëw mbir yoo xam ne yaakaar naa ne collaboration EMAD ak Rebeuss TV di ngeen gis lépp ci programme bi ci lutte bi lépp loo xam ne rek war na taxaw jàppale askan bi socialement ak loo xam ne lépp lu ñu ko defee ku nekk di nga ci mën a sentir sa bopp Sénégal la Afrique la monde bi ñëpp ñoo ko bokk yal nañu yàlla defal jàmm. di remercier nag docteur Abdou Khadre Gaye bu baax a baax mu nekk président EMAD yaatal nañu ibbil nañu buntu yi te yaakaar naa waxtaan bi am na solo trop dañ koy remercier bu baax a baax ak équipe bi nekk ci ginnaawam équipe bi mu àndal ku ci mel ni Cheikhouna bu baax a baax dañ leen di remercier ñoom yëpp te di leen jox di daje incha allah bientôt jërë ngeen jëf.